monsieur Ousmane Sakkal Dieng nag man maa ngi dem Taïba sama dëkk ma ko doole mu def une forte délégation kan moo ko jiite l'homme de la situation pour l'émergence de Sakkal le symbole du Sénégal qui gagne le mandataire bu Benno Bokk Yaakaar ci élection yi ñu jëm conseil spécial mu ngi toog macha allah mu ànd ak le professeur moom it bi mu jotee Benno bi mu ne man dama ñëwoon fii ci commune de Sakkal ba xeex ngir mu mën a soppiku man daal xam naa ne bis bu ma àndee ak monsieur Ousmane Sakkal Dieng daañu am ndam monsieur Ablaye Ba ñu ngi toog ñu tàcc bu baax a baax ànd ak l'éducateur hors pair monsieur Pathé Sow bu Baye Madina Sow macha allah ñu ngi nii ci mbooloo mi toog. waaye damaa jàkkaarloog sama rak Ousmane Sakkal Dieng maag sa mag Aji Dieng yàlla doonoo boole woon ba keroog bi ñu koy may borom kër maa am juróom-ñetti fan keroog bi nga def entrée politique daf maa wooyee Ross Béthio man ñaata Ross Béthio ñëw waaye keroog ba ñuy dem Louga ku ne bëgg naa nekk Ousmane Seydi Dieng ca kaw ca kanam man maa la ko wax ndax xam nga tax mu wax loolu dama wax lu wax doxal ñu fekke wu ko dama ne yow amoo fi 10 ans jigéen ñëpp a ngi liggéey am formation am financement waa dama ni ñu fi am 40 ans defuñu fi dara bëgg fee teg seen doom comme d'habitude bañ leen ànd leen ak jàmm ji xale bi xale bu loxoom si dama na bokki mag te man sa tuur laa maay sa lawbe ndax ma ñaan doon di sa mag Seydi Dieng ca kaw ca kanam di nga toog ci sees bi ci carton yàlla daraja Cheikh na Cheikh Sadou. donc yow jot na wa mouvement bi macha allah taxawaayam rafet na wa mu ngi jóge fii ba Dakar lépp pour le développement de notre cher village Taïba Kër Meïssa Gueye waaw yaakaar naa daal wa Fass sànq li mu wax lépp déjà kii na lépp résumé na lépp commune Sakkal dafa sonn commune Sakkal dafa feebar dañ ko war a faj tey li koy faj moo ñu jël ki carte bi bu jour ba daa koy jox notre cher leader monsieur Ousmane Sakkal ñëw dal ak jàmm xam ni fii yéen a ko moom Taïba yéenay borom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom fii ñoo ko voilà fi ñu toll nii dañu war a yeewu dafa jot nañu bàyyi nelaw yi ba commune Sakkal ba mënuñuy nangu suñu maam yi ñu leen di noot suñu papa yi ñu leen di noot ba xale yi ñu ñuy noot dafa jeex. te xam ni nit ki boo ko bëggee pour mu gagné da ngay defar sa carte d'identité pour ñëw sànnil ko mu jaral la nga jóge Dakar ñëw fii pour wote si ñun sunu village lan mooy suñu problème da nga naan man wote rek jarlu moom ma dem fii ba village te pourtant benn carte boobu kenn xeebu ko li ñu war def mooy bu fekkee Dakar nga daan wote nga transféré ñëw fii di wote see fii pour sa dëkk nga mën a gagné li nga bëgg kon li ñuy wax rek mooy nanu góorgóorlu Ousmane boobu léegi mi ngi liggéey comme la ma waxoon laay wax ñëw ñun soxloon dërëm politicien xam lu ñu soxla koo xam si day liggéey commune bi moo ko ñor ñu jàppale ko ñu wotal ko mu gagné nekk maire ñu loolu lañ soxla waaw bi ci des mooy jigéen ñi jàmbaar lañu boobu léegi Ousmane mi ngi financé jigéen ñi liggéey xam nga am na ñoo xam danaa la ñëwal mu financé la ah léegi bénéfice bi ñu def ko ñaari parti nga jël parti ma jël parti moom defu ko de da leen financé ñuy liggéey mu bàyyi leen demal seen bopp ku nar a liggéey noonu ngay def fii bépp jigéen boo xam mi ngi fi tey ah mbootaay yi bari na ñoom ñëpp ñu ngi liggéey macha allah di am seen xaalis tey mbootaay boo fekkoon tey jii 1 million boo ko bëggee ñu génne la ko ak lépp loolu kan moo waral loolu Ousmane Sakkal Dieng moo waral loolu ndax da leen jàngal nu ñuy nappee ñu dem napp ji. merci maam Cheikh kon li ci des waaw kon li ci des mooy nanu góorgóorlu dëkk bi ñun ñoo ko moom benn politicien amul boo xam da nga fiy ñëw pour jaxasiñu pour ñun ñu tàqalikoo mais nag ki ñu bëgg suñu xol dañ koy wane ba ñëpp xam ne moom lañ bëgg li des mooy ñu góorgóorlu ku ne sa carte yaa ko moom bu ñëwee ñu bokk ndey bokk baay mais ñun am na ku ñu bëgg suñu xol dox nañ ko Ousmane Sakkal Dieng pare te incha allah moom la ñuy woteel ba koroog ba faw incha allah. Ousmane Sakkal kere ban commencé ak moom liggéey bi ci terrain bi ak tey juróomi at ci ren Ousmane noog moom
Ousmane ak nun Taïba lu fi ne Ousmane ka fi andi dëgg la am du dëgg jeeg jaa ngi nii taxaw dañ doon nelaw ak ay yeewu tey ñëpp a ngi liggéey. Ousmane Sakal ñëw dal ak jàmm xam ni fii dëkk bi ñun ñoo ko moom benn politicien amul boo xam da nga fiy ñëw pour jaxasiñu pour ñun ñu tàqalikoo mais nag ki ñu bëgg suñu xol dañ koy wane ba ñëpp xam ne moom lañ bëgg li des mooy ñu góorgóorlu ku ne sa carte yaa ko moom bu ñëwee ñu bokk ndey bokk baay mais ñun am na ku ñu bëgg suñu xol dox nañ ko Ousmane Sakal Dieng pare te incha allah moom la ñuy woteel ba koroog ba faaw incha allah. Ousmane Sakal kere ban commencé ak moom liggéey bi ci terrain bi ak tey juróomi at ci ren Ousmane noog moom Ousmane ak nun Taïba lu fi ne Ousmane ka fi andi dëgg la am du dëgg jeeg jaa ngi nii taxaw dañ doon nelaw ak ay yeewu tey ñëpp a ngi liggéey kenn tëddatul kenn nelawatul li ko Gora Ndiaye waxee léegi njiitu groupement yi juróom lañu maa ko tànn koo ci fëgg mën na laa génneel tey ci tey téeméeri junni yu topp dëgg la am dëgg jëmm ji nag moom la Ousmane fii yàgg na noo sonn yàgg na noo laq-laqaay coono bu ne gis nañ ko nun waa Taïba Ndiaye kenn mus na fee defal dara maa ko wax ki fi am ñeent fukki at mus na fee defal dara kooku ku wëlbati ko ni moom laay jàppale yow doo nit wéroo ndax baay doom jaay baay ba dëgg la am du dëgg baay doom jaay baay ba fu ko bañ sa baay baaxul jàppale wuñu ko tey jàppale wuñu ko ëllëg kenn moomuñu. looloo tax dama naan Ousmane capitalam politique mooy Taïba dama bëgg ngeen xam ko gis nga Taïba boo fi ñëwee aussi gis Oumy Ndiaye damay am mbégte parce que moom it jàmbaar la donc Ousmane li ko yàlla may yombul de nga ñëw ci 6 ans dëkk boo dem notable ya fa gën a baax ñi fi ëpp dignité yëpp ñu ngi ànd ak yow loolu yombul donc Ousmane yàlla na jëm ci kanam bu ma fi ñëwee aussi fekk naa fi waa Yaar Dakar fekk naa fi waa Kër Mandiaye fekk naa fi waa Ngaaj fekk naa fi waa kii dëkk bi Ngay Balla donc loolu lépp benn famille la parce que ñun tey dañu dépassé politique lii ñuy def c'est une famille ma bëgg nag teeru bi rafet na lool ànd bi jekk na lool mais nag lenn rek laa bëgg le soir du 23 bu ñu ubbee bureau Taïba yi waaye yal na ko Ousmane raasale gis nga Ousmane fu mu mën a gañe tey dama ni fu mu mën a gañe te gañewul Taïba pour man gañe bi des na parce que yéen dafa am fu mu leen teg te dama bëgg ngeen xam dafa am fu mu leen teg ngeen won ko ci urne yi nag yàlla na yàlla def jàmm. bi ñu créé suñu association des jeunes ressortissants de Kër Maysa Gaye ba léegi bàyyiwul seen loxo kon tey bu Ousmane Sakal Dieng ñëwee ci seen kanam di leen jox financement di leen jàppale kon ñun la koy defal kon encore une fois monsieur Ousmane ñu ngi lay remercier bu baax a baax di leen wax ni nag élection yi sunu élection la ndax tey lu fi mus a am moo fi am tey bu ñu demee ba ay jeunes yu Kër Maysa Gaye ak sunuy yaay ak sunuy papa ñu leen investir ci liste majoritaire ak liste proportionnelle loolu yombul te c'est une première fois kon kii respecté nañu xam nañu lan la ñu doon ci biir commune bi ndax yàgg nañ fi te kenn mënu ci jox considération bi nga xamante ni jox nañu ko kon encore une fois dañoo bëgg le soir du 23 mars 2022 bu ñu compté xob yi ñu ni wii Ousmane Sakal Dieng moo gagné les 2 bureaux de Kër Maysa Gaye kon encore une fois monsieur Ousmane Sakal Dieng yaakaar naa ni vous avez fait le bon choix ndax nit ki bi mu duggee ci politique laata muy dem ci ay élection dafa wàcc ci terrain bi dem xool nit ñi lu ñuy dund ak ban assistance wala apporter ci ñoom mu dem xool suñu yaay xam ne ñii ñu mat a jàppale leen mu indi ay financement te yaakaar naa ñi ci jëkk a bénéficié wu Taïba Ndiaye gi ci la bokk ba tey yéen a dégg suñu yaay résultat bu rafet bi xam ne wax na ko
mu dikkaat ci politique am ci premier appel bi nga xam ne woote na ko ci engagé wu ci politique daani Sakal mérite mieux maanaam Sakal dafa war a bokk ci réew mi te loolu doomu Sakal moo ko war a xeex ba loolu mën a am te yaakaar naa ne tey loolu moo ko def conseil spécial de son excellence le président Macky Sall. kon di dellu di wax ni rek kon mouvement citoyen Yeewu jot na de Taïba yaakaar naa ne juumu leen seen choix de te kii dañoo war a def l'union sacrée autour de lui pour ñu def ko le futur maire de la commune de Sakal ndax jàpp nañ ni kii suñ dikkee mooy solution ci problème yi nga xam ni moom la ñuy dund ci commune de Sakal. le mouvement Yeewu jot na nag yaakaar naa ne loolu ab slogan la ba nga xam ni jeunesse commune de Sakal bi yëpp dañ ko war a porter dem ci nit ñi conscientiser leen wax ni leen Yeewu jot na sinon dañ dundaat 30 ans yi nga xam ni ñu ngi ko doon dund. kon Yeewu jot na nañ xippi xool xam ni daal solution bi mooy monsieur Ousmane Sakal Dieng. lu ñu ànd ak ci Ousmane lu jaral leeral la parce que ñu bëri toog nañu ñun waxtaan nañu ñun waaye booy waxtaan ak borom xel te ñi ngay waxtaan ay bojo nekkuñu ci sooy wax ak ñoom da nga leen indil lu leer teg ci table bi du xaalis du xam-xam boo leen di jaay du élégance boo fay jaay mais lan nga leen di jaay mooy ngor ak jub te ngor ak jub nga ñu wan ba tax na bañ ne la waaw la ndax suñu déet waaw du ko indiwaat moo tax ñun la Ousmane c'est oui parce que c'est pas cohérent nit di xeex benn mbir pendant des années ñëw nga dikkaat di ànd ak moom nit kooku di noot sa baay jóge noot sa baay noot la yow nga ñàkk fayda topp di ko ànd gis nga góor élection bii ñu jëm élection de jeunes la te yaakaar naa ni jeunes yi du ngeen toog mukk l'histoire di bindaat di répété waat ndax lan ki nga xamante ni si seen baay moo jàppoon seeni baay di leen orienté tey doomam ñëw bëgg di leen orienté ngeen continuer nangu ñu leen di orienté moo nga foofu la dégg nga daaneel ngeen baal ma tuuti rek ñu am luñ leen leeral lu tuuti ci yenn soir gis nga ñàkk fayda paasewul nit tëdd ci àll ba liggéeyul xëyul gontul téye seen xaalis 1,249 milliard taxaw naan leen dama leen ciy dimbali te muy seen yëf lekk leen ba mu ëllëgee le 23 mu xam ne lépp dëgg la gis nga taxaw ci internet bi ay 2015 2016 wax say wax yooyu répété waat tey jii erreur boobu noonu bu ko fàttee ñun fàtte wuñ ko bu ngeen ko gisatee bu leen ko laaj dara parce que moo ko wax sëñ bi baal ma tuuti rek moom moo ko wax de laaj leen ko ni ko conteneur 40 pieds médical bi ak matériel médical yi fan la dugg il faut lui demander ça na ngeen ko laaj mu wax leen fan la dugg na leer nee leen ko poste de santé yi ñu créé anañu nee leen ko lycée bu bees bi ñu waroon a créé anamu kenn waxu ko ñu créé ay construction des salles de classe lycée lañ ko laaj ñu ngi jéggalu te lépp dana leer ndax bu fekkoon mu ma yeewu leen bii gone yépp mel nañu noonu kon kenn du sonn xale bii jóge fii léegi dafa wax lu am solo dafa wax lu dow yaram damay ni yeewu leen ndokk ba ngeen tuddee seen muuma bi yeewu leen ndax Sakal dañoo nelew bi mooy lan ku ne dangaa dégg ndigal du nelew sax da ngeen a dégg ndigal ndax dégg ndigal moo takoon ki fi ne neefi rek soo waxee nii rek sa baay ni la àndal ak kii waa léegi nag bu fekkee sa papa da lay doon wax àndal ak kii ngay gone ngay ànd ak moom di ànd ak moom ba kooku reete dem bu demee
est-ce que yéen xale yi da ngeen di nangu mu ni leen ànd leen sama baay moo àndoon ak seeni baay ànd leen ak kii ndokk yàlla bu mu maa yeewu leen Taïba xam loolu ndax yaakaar naa Taïba Kër Meïssa Gaye ku ko gisul it dégg na ko damay wax tuuti rek li Amadine Diagne wax mook Birame Diagne bokk ndey ak baay ndax dafa ni sakkal demul fenn sakkal yokkuwul sakkal awaasiwul ndax tali bi aw sama buntu kër papa waa Taïba ku fi awale woon defe naa ne ba mu koy wax waa Taïba am na ñu fa teew kon loolu rek war naa doy nu wol bu tiku nag ngeen seetaat nguur gi ngeen seet mandat bi fi newoon dippi laay wadd dara sañsiwul ci sakkal lu fi sañsi rek joxoñ leen ko luñ jóge sakkal rek ñëw ci gouvernement ngeen ni gouvernement moo ko fi indi anamu amul lu leen ka teg bu wote jotee man ci wote bi lay dem direct su wote jotee ñu nax leen lii gone gi wax jarul del indi xaalis di la jog dama ni ko la jog xaalis nga woteel ko bu gañee mu def lu ko neex ndax danaan sama xaalis sama teg gis nga lii deret bii nay nit di teg deretam bañ a teg xaalis day jeex de ngor du jeex parce que bu dee cadre la ñuy wut mënul weesu vice champion du monde 2 fois champion d'Afrique expert en finance conseiller spécial du président de la république soxlawul beneen cadre Sakkal soxlawul di produire beneen politicien bu bees parce que juróomi at am nañu koo xam ni moo dugg Kër Meïssa Gaye moo dugg ci 133 villages yi moo jël ci dooleem moo jàppale jigéen ñi moo jàppale jeunesse bi muy monsieur Ousmane Sakkal Dieng lu waay waxadi boo taxawee ak nit ñi da nga leen wax li xew ci commune de Sakkal 30 ans yi ñu dundoon bëgguñu koo dundaat fanweeri ati souffrance fanweeri at yoo xam ne ñu ci doon ñëpp am nañu fàttaliku fanweeri ati coono dootuñu ko nangu loolu nag lenn rek moo koy saafara gis nga coow li jarul muy bare kunda bin rey sama am daal soo gisee lu ñuul jëlal say daal loolu rek mooy wax ji ma leen di xamal ni Ousmane Sakkal àndul ak ragal àndul ak kuy tiit àndul ak kuy yokkat loolu moo ñu dal ci Ousmane Sakkal bi loolu moo ñu dal ci Ousmane Sakkal bi ndax tey moom la mënoon na doon keneen mënoon na doomu Taïba wala doomu Ngàjj wala doomu Yarda Xaar maa ngi waat ni man jàppale bi may jàppale Ousmane bu fekkoon ni doomu Taïba la ak doomu Ngàjj bu am profil bi mu am ca moment ba mu ñëw noonu laa koy jàppale ndax leen rek laa bëgg te dama wër réew mi ku jógee Casamance def wër àdduna yëpp ñëwaat toog kon gis nga gisati nga ku àndoon ak Senghor ba muy politique ngay ñu lay tëj ñu lay jàpp ñu lay man fu ne xëy na suma histoire ñi xamuñu ko waaye àll ba xam nañ ko kon bu ma ñëwee sama réew bu ma sañoon lu tuuti ma mën leen koo indil lu tuuti li mooy ñun ñii dañoo war a jox xale yi ñu jiite lu tax ndax jamono ji noonu la doxee xoolal gouvernement Macky Sall ni mu tëddee xoolal dëkk yi ciy wër Sénégal ni mu tëddee maire yu xale la ñuy jël yu am njàng mën a bokk ak nit ña su ko defee ñu nommé leen li ñu leen war a nommé ñoom itam ñu geestu waa réew ma ku réew dëkk bu fi développé loolu nga développé wu ku ko fi amul tardé nga ñun dañ koo amuloon moo tax ñu tardé yàlla nag alhamdulilah rabil alamina yàlla du juum te buy def dara dafa am nu mu koy jaarale am nañu yàqin ni yoon wi ubbi na ko li ci des nag suñu ngóor a bopp lay doon xam nga mbir mi du sax gagné mais gagné largement la laaj xam nga ñun am nañu ñaari xeex man xeex bu njëkk bi dama ko tuutil léeg-léeg saa ñu ne ma bul naaguwuma de mais dama ko xaw tuutil mooy xeex ak ñi man xaw naa ko tuutil man xeex bi may xeex mooy résultat boo xam ne si bu ko Macky Sall gisee dana xam ni kat jëmm ji li mu def ci moom am na fu mu ko teg te itam résultat ba moo koy jox mu jox ko leneen loo xam si ñun ñii ak ñun ñëpp ci suñu intérêt ci loolu la nekk. mais yeewu dafa jot tey jii boo leen gisee mag ak rakk ñu bokk benn baay ñoom ñaar ñuy ŋar-ŋari ci benn loo xam ne seen papa ko yore woon mais loolu war ngeen posé wu question ñii lan la ñuy ŋar-ŋari nii lan moo tax ñu ba pare boole ci seen benn baay ci wet gi tamit di wut mais loolu yéen war ngeen posé wu la question de ñii lii lan moo ne ci ginnaaw te pour ñu xam li ne ci ginnaaw mais Ousmane moo ñu mën a wan lan moo ne ci ginnaaw pour ñu xam ko parce que bu fekkee tamit keneen ki sama papa Iba moom bokkatu retraité na dem na
bu fekkee sama tonton Abdou Fall moom bokk na ci gestion bi kon loxoom taq na fii booy bi rek moo fi des jàppale leen booy bi amul beneen solution parce que koo xam ne tey jii dafa ñëw lu may balaa ma dee ma ñëw jox na fi 200 000 jox nañu 50 000 dig nañu courant dégg naa xaalis bi ñu leen jot a séddale barki démb xale yi xaal la ñu dajale di ko jënd ñeneen ñi booy ba ñu séddalee maire yi ku nekk juróom-benn fukki ni ñuy waxee 300 francs sax ci olof 300 francs la ñu am mais du noonu mais Ousmane ba mu ñëwee lan la leen defal daf leen teg ci piste ne leen man duma leen may jën dama leen di jàngal lu ñuy wutee jën te loolu mooy affaire bi léegi foofu lañ toll léegi tollatuñu fu ñuy lay yëkkatee di la jox ay weccet nga jaay ko wala nga ànd ak nit yow xamoo sax lu tax nga ànd ak moom nga yuux rek pour lan mais loolu dafa war a jeex te loolu incha allah ñun moom luñ ci mën dañuy xar suñu tànk tubéy dinañ ci def lu ñu mën incha allahu rabbi ñun duñu nangu lii te duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba parce que tey jii ñoom ñii bu ñu xoolee mais man bi ma dégloo bi mu yoree coopérative bi biñ ko interrogé en 2009 mais man bi ma ko dégloo man dama ne kii boobu xanaa ñun daf ñu jàppee ay lan lañu jàppee yow ñu mu taxaw xaalis bi defar naa ci case de santé ma ne ko ban case de santé ñun de suñu case de santé Taïba bi tëj na neew ne wàccee nañ fi conteneur 40 pieds ma ne ko ana conteneur ba ana garab yi fii keroog fii bi ñuy def suñu dernière kii mairie paracetamol lañ ñu doon ñaan man dama jaaxle loolu munu ma ko nañu opté changement te incha allah ak Ousmane incha allah avec le futur maire Ousmane incha allah ñun luñ ci mën dinañ ko def parce que tey jii ñun fii ci commune bi incha allah lu ñu mën a sans ñun xaaruñu dara xaaruñu pour retour pour ñu ne lii wala ñun lu ñu xaar mooy sunu yaay yi ñu duñu dépendre ci kenn sunu rakk yi duñu dépendre ci kenn ñi war a ñëw tamit duñu dépendre ci kenn ku nekk ñun lu ñu mën chaque jour apporter ko dañ koy apporter tey jii femmes yi fi nekk tey bu ñu bëggee formation mais tey am na seen dëkk ñu leen ko mën a defal mën nañ leen accompagner ci lu nekk mën nañ leen accompagner te incha allah avec Ousmane dinañ teg ay programme yoo xam ne dinañ leen former yenn femmes yi ci éducation financière jàngal leen naka la ñuy kiyee xaalis nan la ñuy gérer sa xaalis dinañ leen jàngal lan mooy esprit d'entreprise nit nan lay defee ba mën a tëgg entreprise incha allah loolu dinañ leen ko defal ci programme dinañ leen jàngal tamit tey jii naka la ñuy bindee projet ci boppam ngeen mën a di tëgg projet xam lan mooy projet xam naka lay doxalee dinañ leen ko jàngal ngeen xam ko dinañ leen jàngal tey jii seen affaire yi leen Ousmane jàngal ñu jàngal leen comptabilité simplifiée ku jàng ku jàngul yëpp dinañ la jàngal naka ngay defee ba mën a enregistrer say entrée xaalis say sortie xaalis say dépense say lépp dinañ leen ko jàngal bu soobee suñu borom. am na fu mu ñu yóbbu moom Ousmane te loolu mu def ci ñun nag 133 villages yëpp def na ko bu mu koy def muy dooleem tey ñu dem ba lii am yàlla di ko demal muy dem nombal di nit ndax ñaan waaj nit ñi rek bu muy dem xoolu ko ànd ak man xoolu ko ànd ak man dafa def développement rek te boobu la ci dugg nag politique de développement la dégg moo tax mu jël jeunesse jël les femmes ku bëgg développement nag daa nga jël jigéen daa nga jël xale te yéen ñi fi toog ñëpp tey ñu fi jaar ñëpp jël kàddu gi dama ciy kontaan ndax ay jeunes rek laa fi gis. defoon naa samay liste ba ñu pare xaalis bi mi ngi tege oto yi ñu ngi tege lépp mu ngi woon fii mais bi ma sama rak sama xarit Ousmane Sakal Dieng seetsee ñu toog waxtaan ma xool xam ne ni intérêt Sénégal intérêt population commune Sakal mooy ñu ànd liggéey pour askan bi mënoon naa dem mais ma jël décision boobu li tax ma def ko nag mooy aussi gis naa ni Ousmane Sakal bi mu ñëwee wax dëgg yàlla 2016 ba léegi ba fi ñu toll nii mi ngi def lu ñuy wax politique de développement mi ngi jàppale jigéen ñi mi ngi jàppale ndaw ñi wax ngeen ko fii léegi 133 villages foo dem daani wax ni lii ak lii moo ko fi def fu ma dem fu ma ànd ak moom ñu ngi def bilan yaakaar naa ni ki nga xam ne nag jotagul commune te ñu ngi koy defal bilan kooku wax dëgg yàlla bu ñu ko joxee commune bi
vraiment li ngeen di xaar ci moom da ngeen ko gis. am na ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla ñoo fi waroon ñëw ñu def bilan mais ñooñu amuñu bilan li ñu yore mooy xaalis boo xam ne ni kenn xamul fu ñu ko jëlee xaalis bi nga xam ne moom la ñu jëlee ci bitim réew war ci defar ay école war ci defar jàppale askan bi moom la ñu jëlee di joxe ay 150 000 ak ay 300 000 te yaakaar naa ni loolu du benn njëriñ ki leen di jàppale mooy ki nga xam ne di leen di jàngal ni jàppee jën ki nga xam ne ni du ñëw di leen jox jën te loolu yaakaar naa ni Ousmane Sakkal ci loolu lay yëngu loolu moo tax aussi man tamit ma sawar ànd ak moom ñu liggéey. nekk Dakar wala nga nekk extérieur di nga ma woo téléphone wala nga woo ci ñii parce que ñun xam nañ ni fii lañ bëgg kon nag fii ñu bëgg tey jaadu na du ñu bokk fi ñu toll nii du ñu bàyyi la daan am muy continuer di am la daan am mooy lan ñu ñuy jiite xamuñu ci liñ ñuy jiite lan la doon ñu ni loolu moom day jeex yéex nañ cee dugg nag waaye li taxoon ñu yéex cee dugg mooy da ngay def ndànk pour xam le bon profil le bon candidat pour mën a ànd ak moom candidat bu ci nekk toog na ak ñun waxtaan na ak ñun waaye jëmm jiite lim ñu wax bañ ànd ak moom lenn kese la dama bëgg ngeen ñëw ñu ànd ñu liggéeyandoo keneen ku ñëw lan la lay wax jàppale ma liggéey mais kaay leen ñu liggéeyandoo ñun ku ñu woo ci liggéey doo ñu ci jiitu ku ñu woo ci liggéey doo ñu ci jiitu parce que bu dul dara ak li nga xamante ne yàlla def nañu ko ñu doon adjoint au maire bu ñu tukkee génn ci tubaab yi partenaire bu ñu am war ko yóbbu feneen yaakaar naa dinañ ci xalaat Kër Maysa Gaye gii te indi nañ fi ay tubaab fii ñu joxe fi ay fourniture scolaire confirmer leen loolu kon ñun tey jii nii kii liggéey bi mu ñu woo dañ ci sawar bu baax a baax pour ànd ci ak moom Ousmane dinañ ànd dinañ liggéey parce que ànd nawle nga ñu woo te di ñu fekk ci vraiment ni Kër Maysa Gaye am na ku ko wax léegi nii ay gor ñoom ñoo fi dëkk te dinañ la wan ni tamit doo ñu gën a gore li tax waruñoo gën a gore kenn nekkul ci liste yi mais ba muy defar liste dafa ne ma envoyé ñu quelques jeunes ñu dëkk Kër Maysa Gaye war a mën a défendre Kër Maysa Gaye ci biir conseil municipal bi ma dugal leen ci biir conseil municipal bi kan moo ko fi def kon ñooñu nga dugal noonu tey jàpp nga ni tey ñun nga dugal ñun suñu tur nekku ci mais ñooñu nga dugal mat nañ ñu te buñ taxawee ca conseil municipal ba dinañ défendre Kër Maysa Gaye ni ñu ko war a défendre duñ yem même ci Kër Maysa Gaye mais dinañ défendre la commune dinañ défendre le département dinañ défendre la région de Louga parce que mat nañ ko te mëne nañ ko. waaw loolu day mënul ñàkk waaye ñu ñëw tuuti rek ñu ñëwaat tuuti ci mouvement bi xam naa dinañ xaw a guddal waaye comme man bu ma waxee rek kaddu mouvement bi day jeex moo tax rek ñu may ma rek ma xaw a xaabaabal tuuti mouvement bi bañ koy teg yaakaar naa ni pour yee askan wi la li tax ñu tuddee mouvement bi yeewu jot na mooy gis nañ ni ku nekk mi ngi dugg ci quartier yi ku nekk mi ngi dugg ci village yi ku nekk mi ngi wax leneen ak leneen la nga xamante ni du ko jëfee ñun ñu jàpp ni nit ñi dañ doon nelaw ba tey sànq am na ku ni Ousmane yee na ñëpp sama waa ji moo ko wax léegi nee na Ousmane yee na ñëpp waaye dañ leen di gën a yee parce que ñiy nelaw ba tey ñoo ngi nelaw te dañ leen war a xamal ni leen li tax ñu def suñu choix ci Ousmane Sakkal Dieng parce que loolu tamit c'est important ñu xam ko benn bi ndaw la muy ndaw ñuy ndaw beneen bi mooy am na vision te ñun aussi am nañ vision beneen bi mu aussi mooy am na xam-xam te ñun ñi ñu àndal tamit am nañ xam-xam beneen bi mooy bëgg na dëkk bi te ñun tamit bëgg nañ dëkk bi kon nag yooyu yëpp bu dajee ñun war nañ mën a ànd te suñu ànd war na mën a neex aussi beneen bi mooy ñoo ngi woo candidat yëpp laay wax sans exception avant ñuy dem le 23 janvier nañu ñëw avant muy xat il n'est pas encore trop tard pour que ñu mën a ñëw ñu waxtaan nañu ñëw ñu waxtaan te xam naa ne am na candidat yi nga xamante ni ñoom pare nañ sax
bàyyi liñ dem parce que dañ ko sumb ba pare te mënatuñ ko mais bu ñu rus bu ñu am kersa bu ñu am gàcce nañu ñëw ñu former benn groupe bu gën a dëgër pour mën a teg Ousmane Sakkal Dieng fii ci mairie bi toog na fa sax ba pare mais ñu gën a jekkal toogaayam foofu noonu beneen bi mooy ñoo ngi sant suñu yaay bu baax a baax ñu ngi gërëm aussi suñu jeunesse bu baax a baax mais ñu ngi sant vraiment ñi nga xamante ni ñëpp jóge nañ ci yeneen village yi ñëw fii tey fekkee suñu activité bii activité bii nag Ousmane yow xam nga ni mu demee yaakaar naa ne mardi ci guddi la ñu toog mardi ci guddi la ñëw Dakar ñu toog ba mu toogee mardi ñu ni ko ñun samedi dañuy def meeting kon bañ jàppee meeting beeg léegi ñaata fan la ñetti fan xaw ma ñeenti fan si lañ débloqué suñuy xaalis defar ay t-shirt defar ay banderole génnee lépp lu nga xamante ne war nañ ko génnee pour réussite bis bii tey parce que ñun dañuy ànd ak moom waaye bëgguñu mu yóbbaale ñu parce que ñun ñoo ñëw pour ànd ak moom kon moom day indi ñu indi te loolu comme ñoo ngi jëm ci ay échéances diñ ci xam dara boo tegee fukk dinañ teg fukk boo tegee ñaar fukk dinañ teg ñaar fukk boo tegee ñeent fukk dinañ teg ñeent fukk Ousmane ay góor nga ko séqal am na lu ñu yàlla may as tuut te incha allah bu ñu demee ci campagne yi di nga xamante ni jàppale nañ la pour que nga toog fii nii tey wax nañ la jàppale nañ la mais dinañ la gën a confirmer ni ne jàppale nañ la balaa loolu sànq la. am nga armée am nga CFA looy ragale am nga góor ñi am nga mag ñi looy ragale. macha allah loolu neex na. déedéet waaw day Ousmane takk na Sénégal dootu ko fase ay bu ca amee doom de Macky la koy tudde waaw déedéet loolu daa mënula ñàkk ma roof ko waaye dama wax ni Ousmane dangaa doon ñi nga war a doon Anta Diaw faalay sa yaay ki nga xam ne bi àll bi nee tàkk kenn ñemewu fi moo jox xuus jàll te kenn gungewu ko Anta Diaw faal sa yaay Binta Naar la bokkal foo toog bala ngaa yëkkati kàddu danga ni sama yaay Binta Naar maag mooma wërandoo réew mi ma di ko liggéeyal kon jom jooju nga amoon démb am ko tey jom jooju nga ñëw laaja ko sàkkal Ousmane sàkkal danga ko jox xam ngeen kan laay bëgg a jox kàddu gi maa ngi ñëw toogal ma ñëw dama lay jox kàddu maa ngi yow a bokk Ousmane te xam nga ne xatuma toogal rek ma ñëw bala ma ko jox kàddu jox la moom fi mu toog jugagul damaa wax ni ki ma bëgg a jox kàddu gi mooy l'international le vice-champion du monde 2 fois champion d'Afrique waaye conseiller spécial au président de la République le futur maire monsieur Ousmane Sakkal Dieng donné Anta Diaw dama bëgg ñëpp tàccu dañu woo ku ndeyam gërëm ak famiyam wen Ousmane andi leen Ousmane mbokki kër Meissa Gaye maa ngi leen di nuyu bi gën a sell mooy asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu imam di nuyu chef de village di nuyu mbooleem notable yi fi teew tey di jukki ci nuyoo yi suñu baay Gora Diop di nuyu maire Fatou Ndiaye di nuyu Khady Gaye di nuyu Ndeye Sala Ndiaye di nuyu Awa Fall Ndiaye di nuyu Fatou Gadiaga di yóbbante nuyoo Mar Niass di nuyu ak di sargal le mouvement citoyen yeewu jot na ma bëgg ngeen tàccu leen bu baax di nuyu monsieur le maire Ahmed Ndiaye muy sama xarit di sama doomu ndey di nit ku baax di nuyu Bada Fall di nuyu Malick Mbuub Ousmane Diop Alla Ndiaye Galaye Ndiaye Gora Ndiaye su ma jukkee ñooñu rek ñu yóbbaale ñi ci des di nuyu Modou Diop
di nuyu waa Kër Maysa Gaye gépp rek di nuyu waa Yaari Dakar di nuyu Bada Diop di nuyu waa Kër Balla Niass di nuyu waa Ngay Balla waa Njuufeen waa Njamaaj waa Paaleen Fall sama dëkku maam waa Makka Fall waa Barale waa Kalla Sarr waa Masar waa l'Islam di nuyu les 133 villages ni ma ko baaxoo di defee may sant yàlla mi nga xam ni ba mu ne kun new fay kun kuni yàlla mi nga xam ni lu mu nas du xët te lu mu roof du jàngar di sant bu baax le mouvement citoyen yeewu jot na di leen féliciter ci seen courage seen détermination seen bëgg Kër Maysa Gaye waaye seen bëgg la commune de Sakal ci sama njëlbeenu wax dinaa wax ni bi ma fiy ñëw wala boog fan yii yëpp maa ngi waxtaan ak sama wayjur bu jigéen soxna Anta Diaw Fall mu may rappeler ay liens yu yàgg yoo xam ni moo ma lié ak waa Kër Maysa Gaye mi ngi may fàttale ni suñu maam imam Madiop Anta Diop nekkoon na wëllëre ci sama maam Ousmane Fall bi ñu ma tuddee mi ngi may wax également ni suñu maam Serigne Massamba Ndiaye ñu koy wax Bamba dogaloon na tool sama maam Ousmane Fall fële ca fa ñuy wax ca Gëtiga comme ni ko suñu maam Mañanku na defe woon mi ngi may fàttaliwaat ne suñu maam Jibi Ñing ak Ousmane Fall ay wëllëre yu sori lañu woon di ma wax ni suñu maam Madiop Sàq ak sama maam Aïcha Fall ñoom itam ay xarit lañu woon yu dëggu di ma wax ni suñu maam Njaga Aram Njaay xarit la woon ci suñu maam Aïcha Fall di ma wax ni dafa wëllërante ci yoonu Serigne Touba ak Baye Mbay Faati di ma wax également digganteem ak maire Ngoma Ndiaye ak yaay Siini Diop ak sama yaay Anta Bakar kon loolu dama ko jukki rek ci relation yu bari yi nga xam ni moo lié samay wayjur ak Kër Maysa Gaye di profiter ci tribune bi ngeen ma jox di sant le président Macky Sall di wax ne wax dëgg yàlla aw ma fayam ginnaaw bi mu ma jëlee def ma conseiller spécial di jël sama xalaat di ma laaj sama gis-gis ci réew mi malgré les pressions malgré liñ doon wax yépp ci man te amul ci sama mbooloo malgré yàq yépp mu jël mandat wu Benno Bokk Yaakaar teg ko ci sama loxo jox ma confiance ni ma yow laa bëgg nga gañeel ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax su ma sañoon nag waa commune de Sakal dinañu xam honneur bi leen président Macky Sall defal à travers ma modeste personne waaye su ma sañoon dinañu xam perspective yi nga xam ne ñoo nekk derrière choix bii mu def waaye itam ñoo nekk derrière victoire bi ñu war a am le 23 ci avec Benno Bokk Yaakaar ak Ousmane Sakal Dieng. di rafetlu bu baax le concept yeewu jot na ndax li xew ci commune de Sakal mooy pendant 30 ans dañu jël suñu commune dénk ko jëmm joo xam ni suñu maam la suñu mbokk la pendant 30 ans kenn onkul kenn jàmbatul kenn demul télé xas kenn demul télé wax lu ñaaw kenn demul rajo wax lu ñaaw ñu jàpp rek ne comme suñu wayjur ñoom wëllëre lañ doon jàppe nit donte metti na ñu jàpp ni un jour dina jeex waaye ku xool situation politique commune de Sakal xam ni ko sama rakk Lamine Ndoum di waxee rek li kandang yi bëri yëpp gisuñu sunguf duñu wax lu ñaaw duñu xaste duñu wax sax ni defuñu fi dara waaye ni ma ko waxee léegi néew na dëkk booy dem gis fa réalisation boo xam ni commune moo ko fay def ñu bëgg jàmm lool nag am respect lool waaye wolof dañu wax ni kenn du dugal sa loxo ci poosu jàmbur ba pare di woote jàmm pour jàmm jooju mën a am dañu doon xaar ki fi nekk mu sortir par la grande porte loola mooy lan mooy mu woote ni yéen ñëpp sama njaboot ngeen amul sant Diagne amul sant Dieng amul sant Fall yéen ñëpp sama njaboot ngeen xool leen nu mu gën a rafete ngeen defe ko noonu xool ki ngeen yaakaar ni moo gën ci yéen ngeen tànn ko waaye kenn ku ne gis na ni demewul noonu malheureusement politiciens yu bari leen di nax ba tax ñuy sortir par la petite porte mooy dañuy jàpp ne rek képp koo xam ni sant loo sant wañu sant yow amuloo légitimité wala amuloo droit jiite fa la ñu yore woon loolu moo ñu dal fii ci commune de Sakal bu ko defee kon damay rafetlu taxawaayu jeunes yi nga xam ne comprendre nañu li xew waaye choisir nañu féete ci ñi nga xam ne ñooy bañkat yi loolu dama leen ciy remercier di leen sargal di wax encore ngeen tàccu leen bu baax man nag en ce qui me concerne xam ngeen sama parcours man damay wax toujours ni je suis un privilégié su ma ko waxee nag titre taxul
damay wax ni rek fi ma jóge kenn ku ne xam na ko su ma waxee ni Anta Diaw Fall mooy sama yaay xam ngeen métit yi ma dund ko ci fulla ak fayda ak dignité waaye xam ngeen ni bi ma jógee ci métit yooyu wër naa àdduna lépp lu doomu aadama war a am ci wàllu liggéey ci wàllu sak suñu borom defal na ma ko comme ni ko Kéba Mbaye doon waxee nii doomu aadama li muy am suñu borom moo koy teg ci yoonam moom day sëgg rek for am na lu ma suñu borom suturaal ma sëgg for ko kon jàpp naa ne man war naa sant yàlla bu baax te bu may sant yàlla dama ko war a def ci doomu aadama yi te loolu moo waral sama engagement en politique te duma ci dellu ginnaaw tant que la commune de Sakal essor bi mu war a xamu ko duma ci dellu ginnaaw ndax nag jàpp naa ni commune de Sakal ruslu na lool ñu ñuy chanter ay coopération partout waaye amul sax benn usine su ndaw soo xam ni je parle de petite industrie usine bu ndaw boo xam ni donte day defar ndox ay doomi commune de Sakal da ca liggéey kon man jàpp naa ni foofu lajj nañu ci wàllu coopération jàpp naa ni ruslu na école de formation professionnelle amul ci Sakal ñu war a former suñuy plombier former suñuy électricien di permettre aux jeunes ñu am liggéey di ci suturlu jàpp naa ni loolu bu fi amulee boobu ba léegi malgré coopération bi ñuy wax malgré moyens yi ñuy wax jàpp naa ni loolu gàcce la jàpp naa ni commune de Sakal war na am un lycée moderne ndax bu ñuy wax égalité des chances mooy gone gi nekk France ki nekk Dakar fi mu mën a jàngee conditions yi mu mën a jàngee nga fexe ba mu am fii ci commune de Sakal et jàpp naa ni loolu jot na jàpp naa ni accès universel à l'école léeg-léeg nga dem ci dëkk bu sore wala amoo nga gis fa gone goo xam ni soo demee quotient intellectuel am toll na bu Einstein waaye bu amul chance su am école kenn du mën a xam potentiel bi nga xam ne moom la représenté jàpp naa ne bus de ramassage scolaire lu élémentaire temps yëpp damay jël sama oto vers midi 14h damay jël sama oto di jël gone yi jëm Barale ñi jëm Njóobeen ñi jëm Massar di leen déposer ndax jàpp naa ni xale pour mu jàng ci condition yu sell defe naa mënoo ko doxaloo ci naaj bi ci yenn heures yi mais loolu ñi nga xam ne ñoo yore tey suñu commune ñoo ko waroon a xalaat ndax bu ñuy wax coopération loolu lu yomb la loolu moo tax yërmande ak fàttaliku bi may dem école moo tax ma cay daj lu ne dégg naa sax fan yii ñu ma ci accusé ni def naa ci dama leen doon campagne waaye loolu sama jaar-jaar moo tax ma koy def jàpp naa ne baykat yi bi ñu defee étude bi dañu gis ne fële ci Njaageen Olof nappe bi dafa favorable maanaam condition yi am ci njokk sàll ba ñu mën fa def forage yooyu ñoo am ci Njaageen Olof bii nga xam ni sorewul nga xam ni boo fa gasee teen c'est à l'infini da ngay am ndox ba fa mu mën a yem dafay sore jàpp naa ni waroon nañu xalaat tey def fa forage boo xam ni day alimenter ay tool yu bare yoo xam ni bu may wax tool nag je parle de la chaîne de valeur waxuma tool boo xam ni baykat rek moo fay nekk tool boo xam ni ki jàng finance day ñëw di ko fa appliquer ki jàng comptabilité ki jàng mécanique loolu jàpp naa ni mairie waroon na ci xalaat te booba léegi amul ci commune de Sakal autonomisation des femmes wax ngeen ko bi ma ñëwee li tax may jàppale jigéen ñi dama wër les 133 villages gis ni commune bi fi nekk booba léegi xalaatuñu sax jox jigéen ñi as tuut loo xam ni dañ ci mën a suturlu may wax ni loolu ñu defal jigéen ñi nag ñu xam ni bu doon école la primaire lañ leen dalal waaye dans notre programme dañoo bëgg dans chaque village mu am benn espace boo xam ni maison des femmes lay tudd jigéen ñi di ca liggéey am ca seeni machine comme ni mu amee yaari Dakar doomu yaari Dakar jàpp ci ba mu am loolu ci suñu programme bëgg nañ jigéen ñëpp am ko. lu mel ni piste rurale tey booy dem Ngiig boo yoree oto daanaka boo ciy daw dafay jàpp sax sa cër yëpp jàpp naa ni loolu aussi càggante la goo xam ni ñun ci suñu programme def nañ ci point boo xam ne bu am solo la. waaye suñu programme bind nañ ko dëxañ nañ ko dinañ ko séddale waaye programme bi li ci ëpp solo mooy dinañu fexe ba dërëmu coopération dootul dem ci poos waaye day dem ci doomu aadama yi. may féliciter les femmes de Kër Maysa Gaye bi ñu leen defalee projet bi may féliciter maire Fan Ndiaye moom mi nga xam ni moo jiite jigéen ñi ci lu rafet a rafet di leen rassembler def leen ay groupement moo Khady Gaye ay ak Ndey Sala ak Awa ak Fatou Gadiaga vraiment li ñu leen jox xeebuñu ko fulandi nañ ko ba ñun sax dañ ñu motiver pour ñu ñëw fekkaat leen ci. may féliciter encore le mouvement citoyen période bi nga xam ne ñu bari ils ont choisi les prébendes ay weccit kaay ma jox la as tuut nga jàppale ma gagné ñu bari am na jeunes yoo xam ni maa ngi leen di gis ñuy choisir loolu pendant ce temps ñoom ñii ils ont choisi la dignité ils ont choisi l'avenir
ils ont choisi la résistance ma bëgg ngeen tàccu leen bu baax a baax a baax a baax. di sant encore Kër Maysa Gueye ci seen taxawaay di wax ni jamono ji nag peeg bi bëri na kaay ma gis la bëri na kaay ma defal la bëri na waaye wolof moo ni sama tànk ngi ci dëggal doy na ngantuk seet képp ku leen woo kaay ma recevoir la Dakar kaay ma gis la na ngeen ko wax ni sama tànk ngi ci dëggal. sama tànk ngi ci dëggal mooy dañoo ànd ak Ousmane Sakal Dieng mu ànd ak le président Macky Sall te wolof moo ni rëbb bu fa ñay wa deewe lu leen waay mën a dig defe naa ni ca président Macky Sall la gën a yomb ñu amee ko fa te loolu nag pour ñu am ko mooy le 23 bu jàllee ñu am victoire bi président Macky Sall kontaan projet bi ñu am ak moom ñu mën ko réaliser pour la commune de Sakal. xam ngeen sama parcours waxaat naa ko léegi xam nañu jàngoroy commune de Sakal féppay metti xam nañu garab yi ànd ko ak seen doom yu valeureux yi nga xam ni ay cadre lañu nee naa leen yéen ku ngeen choisir war na sant yàlla parce que du ngeen ay como. ginnaaw xam nañu garab yi nag na ngeen fexe ba buñ ko indee na ngeen ko naan dans les jours à venir meeting bii maa ngi lancé un appel à la jeunesse képp ku fi nekk na nga fexe ba meeting bii meeting de la résistance laa ko tuddee nga def ko ci sa dëkk ba ñu xam ni nag la jeunesse de la commune de Sakal a choisi de résister. di sant nag bu baax a baax Ablaye Ba mi nga xam ne dafa wax na ko sànq. dafa jiital intérêt commune de Sakal dafa jiital intérêt commune de Sakal bàyyi candidature am ñëw ne ma damay ànd ak yow ndax wolof yi dañuy wax ne bu fekkee ni dañuy taxanal yàlla suñu boroom kenn ku nekk di wut matt pour yàlla suñu boroom ba ngoon ñuy xuloo ci genn matt am na ku waxul dëgg te moom wane na ni moom dafay taxanal commune de Sakal ndax ñun homme politique yëpp dañuy wax ne ñun dañuy wutal commune de Sakal kon moom itam mérite na ngeen tàcc ko bu baax a baax. duma noppi di gërëm sa mouvement la di ñaan yàlla bu yaakaar tas li ngeen gis ci man ba bàyyi fi ñëpp ñëw ànd ak man ñëw fii di conscientiser seeni bokk yàlla bu yaakaar tas di sant waa AFES bu baax a baax di sant les jeunes dynamiques di sant képp koo xam ni def nga déplacement tey lim dafa metti waaye bu ñu soññ ñu tudd tur yëpp di sant waa Kër Maysa Gueye fii wax naa ni sama capital la ci politique waxoon naa ni bis bu ma gañee mairie bi man ak ñi ma ko àndal parce que man gëmuma homme providentiel wax nañu ko dañuy ànd gañee wolof moo ni sànq lañ booloo wat weer bis bu nu ko gañee te maa ngi koy wax ci kanamu dëkk yi fi nekk yëpp dama koy feetee Kër Maysa Gueye di sant délégation bi di sant sage yi fi may daanele rek mooy lu leader politique bu mag ba waxoon di wax ni ku gis lii xam ni lii am na ba pare yàlla nañu yàlla may ndam asalaamualeykum wa rahmatullah